téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal El Hadj Amadou Samb moom mooy coordonnateur du réseau des entrepreneurs actifs ñu yëngu ci wàllum start-up yëngu ci wàllum petite moyenne entreprise ak tamit très petite entreprise n'est-ce pas Samb. jërëjëf Malick. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. di nuyu say téléspectateurs. te di la gërëm ci opportunité bi ñu may pour ñëw wax ci entreprise yi. notamment les start-up les TPE. ak les entrepreneurs en général. ñu fas yéene ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy dem ca ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy porte-parole bi naka noonu mu nekk directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale mu ñëw ñun ci tolluwaayu coronavirus bi fii ci Sénégal. ci junni ak juróomi test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak ñeent di ay cas contact fukk ak juróom-ñett di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci Géejawaay ñett ci Rufisque benn ci Mbao benn ci Diamaguène benn ci Liberté 6 benn ci Bambilor benn ci Kounoune benn ci Yaraax benn ci Malika benn ci Diamniadio benn ci Kébémer ak ñeent ci Touba téeméer ak juróom benn malade yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey. docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministère de la santé et de l'action sociale El Hadj Amadou Samb yow yaa jiite réseau bu ñuy wax réseau des entrepreneurs actifs ñu koy wax REACT yëngu ci wàllum start-up PME ak TPE gis nga coronavirus bi mu ngi tamit di law ba tey fii ci réew mi. waaw bon coronavirus bi gis nañ ni mu demee ci ni mu commencé ni muy avancé ba fi mu toll nii bon law bi tamit ñun ni ko ñëpp yëgee noonu lañ ko yëgee donc point de vue sanitaire ni mu amee ay nit ñoo xamante ni dal na leen noonu la dalee ay chef d'entreprise noonu la dalee ay entrepreneur noonu la dalee ñeneen donc ñun ñi ngi góorgóorlu ci matuwaay mais aussi économiquement xam naa ni ci ni ñu ko yëgee gën naa ni économiquement lañ ko gën a yëg. yéen daal ci wàllum économie yëg ngeen que am na impact bu am doole ci yéen ci kuréel yi nga xamante ni moo nekk ci yéen. waaw foofu noonu li ma ciy tontu lu ëpp mooy que ñun suñu bànqaas yi ñu yore notamment les PME start-up ak TPE balaa corona bi di ñëw dañu doon dund jafe-jafe yu metti te boobu corona amul benn crise mais fekkee ni jamono jooju lañ doon dund jafe-jafe yu metti bu corona bi ñëwee mën naa ni dañ ko yëg mais dafay gën a yokk donc difficulté yàgg nañ ci mais là c'est plus dur dafa gën a bari doole ci jamono ji. dañ ko yaatal ci kanam tuuti alors start-up. ndax presque solo waxtaan bi loolu la ak tamit lépp jëm ci wàllum PME ak TPE start-up mooy lan. voilà start-up ni ñu ko déggee turu anglais la start-up moom lañ koy bindee donc tur la boo xamante ni xamaguñ ko woon ci sunu dëkkaan yu ndaw yi lu mel ni Sénégal ak yeneen pays pauvres yi donc tur la boo xam ni mi ngi commencé ci dëkk yu mel ni les États-Unis ak Angleterre mooy entreprise bu ndaw la di ñuy woowee PME boo xamante ni dafa wëlbatiku ci li ñuy woowee les nouvelles technologies ci wolof mooy bànqaas jumtukaay yu bees yi. xarala yu bees yi jërëjëf. très bien jërëjëf donc bu ñuy wax start-up tur bi foofu la jógee siiwul woon fii mais nag dañu remarquer que maintenant start-up yi dafa commencé gën a bari donc entreprise la yoo xam ni ñi ngi liggéey ci Jokalante di jaarale ci xarala yu bees yi. voilà donc loolu mooy définition bu njëkk start-up mais entreprise la comme yeneen entreprise yi. alors ñu seetlu ni ci coronavirus bi dañuy gën a faral dégg start-up ak yenn application yi alors fii ci Sénégal yenn application ñoo nekk en vogue. voilà jamono ji voilà donc application yi dañ koy gën a dégg ci bu nit ñi toogee ku nekk toog seen kër parce que yàgg nañ ko wax commencé guñ ko wax léegi bi ñu koy wax mat na 5 ans. ñu ni nanu bàyyi xel nouvelle technologie bi. man mi à travers Smart School sama structure bi ma jiite muy institut sur l'entrepreneuriat et l'éthique dañu yàgg wax ni nanu bàyyi xel
le numérique nañu bàyyi xel la technologie parce que ci kanam tuuti fa la ñu jëm peut-être coronavirus bi dafa ñëw rek accélérer ko anticiper ko mais lu xamante ni boroom xam-xam yépp ñu yëngu ci mbiru technologie yàgg nañu prédire ni que start-up yii nii lépp li ñuy liggéey nga xamante ni mooy technologie moom mooy futuru àdduna bi maintenant pour tontu sa question jamono ji ñi ngi utiliser plus application Zoom. Voilà ñi ngi utiliser aussi Zoom mais c'est juste pour les réunions. Réunion yi ñuy def nga xamante ni télétravail la Zoom ñi ngi koy utiliser mais bu fekkee ni du réunion c'est-à-dire ay cours yu ñuy def. ñu ngi utiliser application bu ñuy tuddee Google Classroom. Voilà mais tamit si jamono jooju tamit ñuy faral dégg webinaire. nekk ay réunion ay séminaire. Voilà webinaire web mooy toile. mooy internet bi. Très bien. Donc séminaire lañ doon def nit ñi di toog di jokkalante léegi webinaire mooy séminaire boo xam ni dañ koy def à travers la toile donc boo déggee webinaire mooy dañuy utiliser xarala yi ku nekk toog fi nga nekk ñuy def séminaire donc webinaire séminaire la mais à travers le web. Et bu ñu koy def aussi application yi ma la wax ni moom la ñuy utiliser am na yu bare. comme yan. ñu ngi Zoom bokk na ci. Zoom la ñuy utiliser dañ nemmeeku ni Zoom daal vraiment jamono ji nekk na lu xew. waaw lu tax Zoom xew. am na yeneen am na Jitsi am na yeneen yu bare. même ñun ñi les start-upers am na ñoo xam ne créé nañu ay application mais application yi dafa cher. dafa cher c'est des millions. am na application yu ñuy jaay mais ñi nga xam ne ñoo am doole ñoo koy jënd mais Zoom cherul Zoom ak sa start-up ak sa smartphone bi nga yor ni mën nga télécharger Zoom directement mais c'est sécurisé parce que dina permettre ñi réunion di gisante maintenant bu ñuy gisante dinañ déggante aussi et connexion bi ngay utiliser du bari et puis c'est sécurisé parce que su ma organiser benn réunion sur Zoom mën naa la envoyer SMS alors que amoo connexion envoyer la SMS ni la cliquer ci lien bi nga dugg ci réunion bi mais da ngay connecté wu rek dugg ci réunion bi lu mel ni Google Classroom lu tax ñu koy gën a gis Google Classroom parce que Google Classroom dafa connecté wu directement ci Gmail te Gmail kuy liggéey xam na ni Gmail moo gën a sécurisé ci compte yi donc Google Classroom lu tax école yi bëgg ko doo fay dara te mi ngi ci téléphone yépp te dafa dem directement ci Gmail c'est plus sécurisé comme ça sa cours yi ngay utiliser du dem te di nga mën am interaction léegi boo bëggee gisante da ngay utiliser lu ñuy tuddee Hangout ci biir Gmail la ne mais day permettre ngeen gisante donc c'est des applications yoo xamante ni c'est pas cher. daanaka doo fay dara maintenant application yu cher yi nag bon moo gën a xarale mais nag jot ci yombul moo tax entreprise yu ndaw yi ils préfèrent utiliser Zoom vu que liñ ci bëgg def yépp ñu ngi koy def. Très bien. Alors gis nañ aussi ci Sénégal lu jëm ci wàllum application jamono coronavirus bi soo doon def taxaw seetlu coronavirus bi yan application moo fi nekk yi nga xamante ni dafay répondre jëm ci riposte. Voilà ci riposte bi présentement dañ koy def par secteur. ndax secteur u njàngale mi donte connexion bi ba tey fi mu war a yegg yëpp yeggu fa mais mën na ni kenn ku nekk am nga smartphone ba ci dëkk yi gën a kawe koo ci gis am na smartphone te boo jëndee pass bu 200 élève biy jàng bi nga xamante ni c'est un étudiant kooku bu amee connexion 500 mën na def cours pendant au minimum une semaine ak Google Classroom mën na def cours ak Zoom. Donc cours yi nga xam dafa nécessité prof bi di wax ak yow nga koy gis yooyu dañuy utiliser Google Classroom ak Hangout ñuy gisante wala ñuy utiliser Zoom wala ñuy utiliser application yoo xam ne day am visio comme Jitsi ak yeneen yu mel noonu mais daal Zoom fi mu nekk nii moom la gars yi di gën a utiliser parce que nombre de personnes yi mu mën a jël moo ëpp. am na application yoo xamante ni comme WhatsApp boo ci doon réunion ñetti nit lay jël maintenant Google Classroom à 40 minutes. Application Zoom autant pour moi 40 minutes da ngay am ba presque 40 personnes. alors ci wàllum wér-gu-yaram. yan application moo fi nekk yi nga xamante ni participer na sur lutte bi. voilà ci wàllum wér-gu-yaram présentement y a des applications yoo xamante ni boo demee ESP. boo demee école bi naan ESP fii ci Sénégal. école supérieure polytechnique. Proposé nañu ay application yoo xamante ni déjà am na sax yu ñu commencé utiliser ci hôpital yi am na benn hôpital Rufisque boo xamante ni signé na ak partenaire ak les étudiants donc peut-être mën naa bañ a sore ci tur yi mais c'est des applications yoo xamante ni bon ba tey demeegul noonu
du application yuy faj non du yoo xam ni day faj non c'est des applications yuy permettre médecin bi muy mën a def voilà information. te du laalanteeg malade bi du jegeyantoog malade yi mais bon peut-être ci kanam ñi ngi naan ay 5G peut-être 5G dinañ ci dem parce que 5G dinañ dem ba day dugg ci mbiru médecine yeggagun fa mais boroom xam-xam yi liggéey ci loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax boobu ba léegi gars yi ñamewuñ ko woon alors mais dinañ ci dem yow mi nga xamante ni sa xam-xam dafa màcc ci fànn boobule est-ce que ba coronavirus bi ñëwee Sénégal 2 mars ba léegi application yooyu gis nañ ay résultats yu concret jëm si boobule fànn. bien sûr gis nañ est-ce que résultat nit ñi ñu ngi koy utiliser bu baax a baax. boo gisee ba tey école bi ñu naan ndax dana tëjam du tëj parce que am na ñoo xamante ni ba yëf ya amee ci saa si man mi sama école ci la bokk dañu daal di utiliser application yi xaaruñu sax état bi xam nga ni bi affaire yi amee état bi joxul benn école application ni ko utiliser ko école yi si boppam ñoo doon jugal di daanu ci wut application di ko jox seen élèves yéen ñii journalistes yi ak yeneen ñi yëngu ci yeneen kii ñi ngi organiser ay réunion nit ñaa ngi waxtaan mais les réunions là du waxtaan kese ay waxtaanu kii gi dañ fay tënk ay mbir et dañ koy réunion yoo xamante ni yuy jëmal réew mi kanam président de la république ci boppam conseil des ministres léegi visioconférence lay def donc ça veut dire que application yooyu dañuy jox dëgg ci étude bi nu defoon wax ni nanu bàyyi xel ndax fii la ñu jëm xëy na dégguñu ko woon mais coronavirus ñëw na déggal ñu ko par force. alors coronavirus bi su yàlla defee incha allah mu jàll est-ce que yaakaaroo ba tey waruñu dellu ginnaaw maanaam xarala yu bees yi. voilà budd dañ si war a nekk baax ndax lii rek mën nañ si jàng lu bari. loolu question boobu kontaan naa ci trop parce que dañ ci yàgg wax. boo gisee entreprise yu mag a mag les start-up entreprise yu ndaw yuy créé wu ci start-up duñu bare ci Sénégal boo duggee ci réseaux sociaux yi da nga leen di gis ñëpp xamoon na ni fii lañ jëm mais peut-être xam lu gi peut-être c'est des problèmes de moyens parce que tamit dañuy bañ a beddi ñenn ñi xam nga bu ñu joxee ñii nga xamante ni am nañu connexion ñu ciy génn ñii nga xamante ni amuñu connexion duñ ci génn dafay metti mais bu ñu jugee ci crise bi man je suis convaincu que bu ñu jugee ci crise bi mentalité yi dina changer trop surtout ci lu jëm ci wàllu technologie parce que dinañ ko gën a dooleel parce que bu ñu ko deful je pense que on saura que jànguñu leçon trop ci li ñu jugee nii. am na solo bu ñàkk ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci wàllum start-up. wàllum PME TPE ñu gis ni yéen dafa mel ni état bi dafa leen fàtte de noonu la wala. waaw bon wala état bi ci diggante bi. jàppal na la bon bu mën nañ ni ba tey intégré wuñu comme ni nu waree. bu fekkee ni dëgg la ñuy wax ngeen doon xaar. état bi pour yéen mu taxaw leen. wàllu leen amagul. est-ce que yéexu. bon yéex na trop parce que am na entreprise yu dee déjà. ah bon am na entreprise yu dee déjà parce que maa ngi la doon wax ni la les entreprises mooy ANST seen étude bi nu mujj def. te étude bi ñu ngi ko def depuis 2017. agence nationale de la statistique. voilà te 2017 ba instant bii nii. ñaata entreprise ñoo fi créé wu. te pourtant étude bi wane na ni 99,8% yëpp ay entreprises yu ndaw la. léegi ci 99,8% yooyu y a 88 yoo xamante ni yëpp ay entrepreneur la. ay entrepreneur kese waaw mais le problème Sam mooy entreprise yooyu est-ce que am nañ régie de commerce. est-ce que am nañ ay NINEA loolu tamit beneen problème la est-ce que entreprise yooyu lépp lu jëm ci wàllum entreprise ñoom wàccoon nañ ak. voilà question boobu noonu li ma ciy faral di tontu. mooy que ñun d'accord nañu kat yi entreprise pour ñu reconnaître la foog nga formaliser wu mooy yi ngay wax ni registre de commerce ak NINEA mais maintenant. ñun dañu war a jàpp ni économie informelle la ñu yor am na liggéey boo xam ne ñu ngi koy def ñun ñuy à notre niveau DER ci boppam dugal na xaalis bare pour dimbali entreprise pour ñu formaliser wu. donc DER mais jógee ci informel dem ci formel tamit am na solo. am na solo mais na fekk nit ki ci boppam xam nan lañ koy defee am na jéego yu baax mat yu ci def sincèrement duñ ko nëbb parce que depuis guichet unique bi am parce que bu njëkk entreprise yi pour nga créer entreprise. di nga wër dëkk bi yëpp fu nekk nga déposer fa kayit mais léegi benn guichet ngay dem def fa yëpp loolu sant yàlla la mais nag entreprise bi ko mën fii def Dakar
dañu war a dimbali entreprise ñi jàng ak ñi jàngul ak ba ci maire bu ndaw bi entreprise la yor. maanaam da nga bëgg daal ñëpp daal. ñëpp dañ war a boole ci biir. ndool la demee parce que React bi ñun dañuy yàgg di wax naan mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk. entreprise la dañ ko war a nangu même ñii di jaay yu sew-sewaan entreprise la. parce que mënoo ñëw maire bi day dem di fayee ko juuti lu tax neewul waa ji boo amul ni ne yaa duma la dagg juuti maire bi day dem dagg ko juuti. am na ni ne ak amul ni ne loolu du problème am. moom daal nañ ci fay. voilà maintenant bu ñu tollee fii te nga baal ma wax la dara bi problème bi amee ñan la ñu baal seen impôts yi ñi ñu baal seen impôts yi mooy les grandes entreprises te grandes entreprises yi ci tissu économique matuñu sax 1%. donc ça veut dire que y a un problème ñun nangu nañu que ni entreprises yi war nañ leen dimbali que ñu formaliser wu liggéey la bu ñuy def mais buy taw kenn mënul di fobeere non dañuy. liggéey di ci dox nànk-nànk ba mbir mi yegg fa. mais nag waruñu jàpp ci formalisation boobu pour dimbali leen parce que xam nañu nan leen mën a identifier maintenant nag ni nuy avancer au fur et à mesure ñu dimbali leen. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal El Hadj Amadou Sam moom mooy coordonnateur du réseau des entrepreneurs actifs muy REACT ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum start-up PME ak TPE mu ngeen participer ci émission bi. soo leen wootee si 33 824 88 06 dafa mel ni am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi kooku dem na alors léegi da nga fi évoqué benn mbir bi nga xamante ni dafa xaw a doy waar te coronavirus moo ko waral nga ni am na ay entreprises yoo xamante ni dañu tëj. entreprise yu tëj carrément xayma ngeen ko. pour le moment ñi ngi ci xayma gi pareegul. te peut-être amaguñu doole ji ADP ma ñi ngi koy def ñenn ñi kat ñun à notre niveau ñi ngi koy def. mais liñ la mën a wax mooy que entreprise yi nekk ci informel yi ñi naan TPE mën na ni 70% ci ñoom fi mu nekk nii tëj nañu arrêté nañu. tëj nañu parce que bu ñuy wax ñooñ ñi si ëpp ñii ay salon de coiffure la ñu yor. ñii bon jëla. daañu si dellu si am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw maa ngi leen di siyaar bu baax a baax. alhamdulilah. bon xam naa di rafetlu émission bu baax a baax. jërëjëf. di sant kooku noonu da ko élève am la sama professeur la monsieur Samb. Amadou Samb sama professeur. d'anglais bi. na ko c'est loo monsieur Lo. loolu maa ngi lay nuyu bu baax a baax. lay dégg oui rafetlu émission bu baax a baax naa ñu koy seetaan bu baax de ko. jërëjëf xam nga jërëjëf. jërëjëf ñu lay gërëm baax di la sant alors yaa ngi doon cité yenn xamante ni bërëbu liggéeykaay nga xamante ni am nañ ay jafe-jafe coronavirus bi am na impact bu doy waar si ñoom. nga wax tamit lan salon de coiffure yi. ay salon de coiffure yu ndaw. yoo xamante ni xam nga nit booy létt foog rapprochement am. ñi nga xamante ni dañ doon def ay formation yu ndawaan ñi nga xam ni dañuy jaay ay matériel informatique te ñu si bari bokk ci suñu réseau ñooñu ñu ci bari place yi nu nekk mënatuñ ko fay seen bailleurs yi ñii génnee nañ leen ñii envoyé na leen mise à demeure ñii fi mu nekk nii ñi ciy jafandu ba tey mën naa ni dañuy jafandu rek mais ba léegi amul lenn lu taxaw loo xamante ni mën na leen dimbali entreprise yu ndaw yi je n'en parle même pas ñi nga xamante ni seeni papa ak seeni yaay ñëw jox dimbali leen pour que ñu créer seen entreprise ñooñu entreprise yooyu yëpp tëj nañu. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo waaw. bismillah. ñu ngi siyaar. alhamdulilah delloo ziar. ñu ngi rafetlu émission bu baax. baal ñu nga wàññi télé bi. waaw wàññi nañ ko. allo kooku dem na ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur si 33 824 88 06 alors yaa ngi doon cité ba tey entreprise yi. alors mais loolu lan moo ko indi c'est-à-dire ñoom dara dëggatul wala. fi mu nekk nii gisatuñu client. gisatuñu partenaire parce que partenaires yi nga xamante ni ñoo doon ànd ak ñoom dañu impacté. gisatuñu aussi lu ñuy wax c'est-à-dire mooy jokkalante entre entreprises yenn saa y a des partenariats. bien sûr yu ñuy defante suñu biir mais partenaire bu fekkee ni kii tànk bi dam na kii tànk bi dam na non mënuñu ànd li ci gën a metti mooy que
boo waxee ni par exemple amu leen ay kayit te ñun suñu entreprise ñu si ëpp am nañ kayit da ci am ñoo xamante ni amaguñu kayit ñun ñoo leen ci bëgg dugal dimbali leen ñoom ñëpp ñu am kayit parce que c'est des entreprises mais boo nee ñii am nañu kayit ñii amuñu kayit mais même ñu am registre de commerce ak NINEA jotuñu dara. Entreprise bu jot dara sa téléphone a ngi nii na woote ni jot naa chèque wala jot naa lii. ADPME bi nga xamante ni ñun mooy sunu structure. moo jiite PME yi fi mu ne nii enquête lañ doon def donc pare noonu seen enquête ñi ngi xool ay entreprise yi doon am ay chiffre d'affaires. FONGIP aussi taxawal na dara. mais ce chiffre d'affaires lan lay laaj. am na entreprise yoo xamante ni. xamuñu lu fan yii rek directeur ADPME def na benn sortie wax ni vraiment coronavirus bi laal na bu baax a baax entreprise bi loolu daan siy dellu si am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di ziare bu baax. alhamdulilah delloo ziar. dama doon laajte ndax émission bi nga xam ne dana def bu ngeen wootee loolu neex nga wax wala da ngay am thème booy tàmm. allo. waaw ma ne émission bi xam nga dañ ci daan wootee léegi dañ doon laaj ndax tey da ngeen indi thème spécial wala émission bi. waaw tey dañuy wax ci wàllum start-up wax tamit ci wàllum PME ak TPE. moo tax ñu dalal fii El Hadj Amadou Samb. waaw. damaa noonu ci affaire dund yi ngeen di séddale ngeen di wax baax na jërëjëf yàlla na leen yàlla fay. ok jërëjëf. voilà donc maa ngi woon ci entreprise yi nga xamante ni am nañ registre de commerce. ADPME pour le moment mi ngi doon def enquête am mais enquête bi mi ngi koy basé ci nattuwaayu tolluwaayu impact yi fan la toll. fi mu nekk nii commencé nañu jot nañu am ay chiffres léegi ci loolu la ñu basé wu entreprise bu ne ñu yónnee la benn kayit pour que nga remplir sa li ñuy woowee sa chiffre d'affaires. léegi chiffres yooyu lan la. chiffre d'affaires mooy yow. non avant chiffre d'affaires bi am na loo fi wax léegi nga ni ADPME. def nañ benn évaluation. voilà ñëwaat ADPME dafa lancé benn campagne bu ñuy woowee lal aar suñu koom-koom. waaw aar suñu koom-koom mooy évaluer l'impact sur les entreprises. donc am na entreprise yoo xamante ni laaj na leen ay questions ñu tontu mois bii ñaata nga daan am ba nga tollee fii bi corona ñëwee ñaata nga am bëgg nañu xam kenn ku nekk sa perte fu mu toll. su ko defee ñu mën leen dimbali. méngoo ci en se basant ci loolu noonu. donc fi mu ne nii ADPME pare na def na loolu. mais bi mu defee loolu ba pare yónnee na ay këyit ay entreprise mais ba tey ADPME dinaa ci wax dara information bi jàllul. lu tax entreprise waaw vas-y. am na ku nekk si ligne bi allo kooku dem na waaw nga ne information bi. information bi jàllul. lu tax télé bii ñi may déglu laaj leen ndax jot nañu këyitu ADPME pour wax leen. que ñu bind seen chiffre d'affaires que ñu dimbali leen. allo. allo. bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sama grand frère yaa ngi jom ba. alhamdulilah. alhamdulilah maa ngi suivre émission seen ITV léegi-léegi ci wàllu kii xarala yu yees yi. waaw yaay en direct. baal ñu nga wàññi télé bi. allo salaamaaleykum. aleykum salaam baal ñu nga wàññi télé bi kilifa gi. waaw wàññi naa ko waaw. bismillah ñu lay déglu. waaw man ne nag man maa ngi woote fii ci Tambacounda quoi. saa su ne maa ngi seetaan ITV maa ngi déglu aussi rajo quoi. jërëjëf. mais émission bi am na solo parce que li ngeen di wax nii vraiment yéen a ngi xayma li maanaam daal feebar bu mu dugg si Sénégal bu léegi daal li mu indil entreprise yeeg yooyu. je pense que ne tey jii nii loolu moom kay lu doy waar mais itam hormis sax si wàllu entreprise sax boo leen demee tamit ci wàllu transport bi ndax si am nañu ay entreprise si wàllu transport tey jii nii ñooñu tamit boo leen demee mun naa wax ñooñu c'est les plus touchés ñooñu itam daanaka ñoom la mbir mi gën a laal daanaka. man tey jii nii ñooñu itam daanaka ñoom itam kooku di wax noonu waxu FONGIP ak ay FONGIP ak yooyu noonu moom itam. war nañoo gën a mën a yaatal seen enquête bi ak seen liggéey boobu nag bu yaatal ko ci entreprise yëpp ci biir Sénégal. ba xam méthode bi fu mu toll ak li mu def ak li mu indi ak fu mu yóbbee entreprise yi itam ndax entreprise yi bëree bëri tey jii nii wañ. jërëjëf kooku dem na xam naa dafa am jafe-jafe ci wàllum réseau bi ñu xaaral tamit suñ beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi. alors Sam. yaa woon ci ADPME foofu nañ ko évacuer benn yoon. ndax ñoom aussi bëggoon naa tontu ci li muy laaj. waaw voilà ci li muy laaj.
mooy li ma la doon wax léegi. information bi jàll. entreprise yu mag yeeg yu ndaw yeeg yu yamamaay yépp ñu ci bari jotuñu information. donc lii moo tax ndimbal yu ni kii ñi naan jotuma ko ak gisuma ko xam nga ADPME bu fekkee ni këyit la yónnee nga def ci chiffre d'affaires ak kii est-ce que kii woote léegi xam na lan mooy chiffre d'affaires. est-ce que entreprise am na comptabilité. alors que ñun suñu économie nee naa la léegi 88% yépp informel la donc quand on parle d'informel mooy amul këyit amul comptabilité amul dara. liggéey la nag naam bu nu war a def mais voilà. am na ku nekk ci ligne bi allo. 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 bismillah. IFM. allo. allo ñu ngi lay dégg. oui yow ITFM. waaw yaay en direct. waaw d'accord na ngeen def. alhamdulilah. waaw moi je m'appelle Ousmane Gueye. Ousmane. mooy président régional Unacois Jàppo Matam. Ousmane. par les PME li ngeen di wax nii. oui c'est très intéressant et très important. parce que votre invité là lu ma ko si lu am solo la. ADPME effectivement ñu ngi def effort. plus la chambre de commerce de Matam. di formaliser les petites et moyennes entreprises yi nekkoon ci formel ci informel. ci informel. waaw ñu nekkoon ci informel. mais lu mu wax léegi c'est important am ñi nga xamante ne déjà am nañu ils sont déjà formels. les petites entreprises sont déjà formelles mais malheureusement am nañu kay mais xamuñu léegi ba léegi lu mu leen di def jëriñ ça c'est vrai mais de la part aussi de ADPME man pas plus qu'hier monsieur Baldé qui m'a appelé parce que questionnaire yi jotoon nañ ko nous avons rempli ça delloo nañ ko mais jusqu'à moment mooy wax aussi lu mu wax c'est vrai mais am léegi ñu ngi xaar bon seulement aussi formaliser ba pare mu bañ am suivi mu bañ ay formation loolu aussi franchement day yàq liggéey bu baax a baax sax moo tax léegi aussi commencé woon nañu am li nga xamante ne déjà ADPME ñu ngi ñu former quand même ici au niveau de la région de Matam mais aussi def na parce que am na ñu nga xamante formé leen ci comptabilité ak nu ñuy gérer seeni business mais ba léegi encore def na parce que faut aussi mu am ay continuité c'est-à-dire que aussi mu am ay suivi mais actuellement quand même vraiment nous au niveau de Matam nañu xam ne nous sommes vraiment à jour pratiquement am ñoo xamante sax technique donc vraiment ADPME programme bu mu lancé bi ci gaaw tuuti parce que franchement sonn nañu loolu daal laa sama lu ma ci wax. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant aussi di leen encourager. merci aussi vraiment votre invité là aussi vraiment les entreprises sont en activité effectivement war nañu xamante ne ñoom ñu jàppale ñu au niveau de la région de Matam maa ngi leen di nuyu di leen sant jërë ngeen jëf. wax ki am na solo Sàmm. jërëjëf moom donc Matam lay woote donc ñoom. gis nga li may wax mooy que Matam ak région yu sori yi ADPME ñi ngi liggéey ñun duñu wax état liggéeyu la duñ ko wax parce que dañuy liggéey ak ñoom. même FONGIP dañuy liggéey ak ñoom di liggéey ak ADPME ñun dañuy jël suñu liggéey mooy jël renseignement yi nga xamante ni mooy yu important yi ñu jox ko ñi nga xamante ni am na ñoo xam ne jànguñu ñun dañ leen di suivre naan leen nii ngeen di remplir ak nii. mais nag dafa war a am suivi comme il a dit maintenant mais fi ma bëgg jël teg sama loxo tuuti. mooy les entreprises informelles. man ñooñu ñoo ma gën a ñor. parce que boo seetloo DER. démb rek maa ngi waxtaan ak le responsable de la formation de la DER. ñi ngi commencé di def liggéey ci liggéey bu am solo ci loolu même si lu bari des na ci mais ñu informel ñooñu dañ leen war a dimbali ci formalisation jaarale ko ci sunu langue yi ñu dégg. pas ñëw di leen kii ak tubaab yu dul jeex ak affaire yooyu noonu parce que Sénégal ñi fi jàng barewul te entrepreneur ñi ci ëpp information beneen la mooy jànguñu. voilà keneen ku nekk ci ligne bi ci 33 824 88 06 allo allo. 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 voilà donc entrepreneur yi ñi ci ëpp jànguñu étude bi ANSD mujj def nee na entrepreneur yi ñi ci ëpp jànguñu. te boo seetloo ñi ñuy woowee unité économique mooy entreprise yi nga xam ne dañu am bërëb. am ay numéro téléphone yu ñu leen mën joteeg yooyu c'est les unités économiques étude mi mujj def y avait 408 000. 408 000 chiffres yooyu si fan la jógee ANSD. ñi ngi jógee ci ANSD ci étude bu nu mujj def.
te étude ba ban ka defee. étude bi kañ la date bi c'est en 2017. 2017 donc 2017 ak léegi ay at teg na ci. ay 3 ans ay entreprise créé wu nañ ci. donc mais buñ ci basé woo rek parce que ANSD mooy kii yu nu gën a mën a teg loxo. donc 408 000 unités économiques mooy entreprise yi am bërëb am numéro ñu xàmmee leen mais ñaata entreprise ñoo fi nekk amuñu bureau. donc si c'est des entreprises te ñooñu li ñuy dugal ci xaalis ci Sénégal mënuloo ko imaginer. te ñoo gën a sonn. alors comme situation bi nga fi décrier nii mu nekk li nga xamante ni yéen dañ ko sentir bu baax a baax lan nga yaakaar ni mooy solution bi wala lan nga yaakaar ni moom nañuy def ngir mën a soutenir entreprise yi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllum PME ak TPE ak start-up. voilà ñun solution bi ñuy njëkk. proposé mooy de faire des aides sur mesure ndimbal sur mesure xam nga nu ko waxee ci wolof ndimbal sur mesure ku nekk nga dimbale ko ca na méngoog dimbal bi su ma ko mënee wax noonu. mais état bi mu leen di dimbali. gis nañ fi aussi ay DER ak yooyu. DER ay FONGIP kii bi nu lancé système financier décentralisé. pour des garanties de prêt entreprise yi nga xamante ni dañu am ay banques. ñu ci bare seen papa leen amuñu compte bancaire ñu ci bare ay crédit mutuel lañu dem wala ay seen papa financé leen et tout. non ñun proposition bi ñuy def mooy les start-up bu leen di dimbali nañ ko jaaree sur les nouvelles technologies parce que ñoom ci xarala yu bees yi defal leen benn lien tàppe leen fii ñu tàppe ñu woo leen ñu ñëw parce que start-up yi ñoo gën a neex jot les entreprises informelles ñi nekk di jaayatu ci mbedd yeeg mairie ni na mairie bi ñu jaare leen ci collectivité locale parce que mairie bi day dem di leen fay ko juuti donc koy dem di ko fay ko juuti boo ko nee xàmmeewuma la da ngay wax lu amul donc ni ngay demee chaque kii nga dem jëli ko juuti loolu mooy registre de commerce mag moo de kii ni na yaa am xàmmee ko ci loolu ñi nga xamante ne c'est les entreprises formelles laa ñu jaare ci ADPME ak FONGIP kii te bañ yam seulement ci entreprise yi nga xamante ni parce que ADPME am na beneen kii bu ci am solo mooy que janvier daaw la ñu commencé ba instant bii nii ñoom la ñu laaj donc am na entreprise yoo xamante ni bi nu créé ci diggante bi la ils sont créés avant donc ñooñu duñ ci mën a jot donc c'est des éléments yu ñu ci war a yokk aussi ADPME ak structures yu mel noonu ñuy waxtaan ak ay structures yu mel ni ñun parce que ñun on est plus proche des petites entreprises que ñoom donc ñi ngi jokkoo ak ñoom mais nag mën na gën a yaatu. alors gis nañu aussi si beneen fànn moom mooy mbirum cag-cag yeeg yu gaaw yeeg yooyu. ñuy utiliser ay application si xarala yu bees yi. loolu tamit am na solo. loolu day wane rek. am solo nouvelle technologie. technologie jamono ji mënoo doxal dara te technologie bokk ci ñun fële smart school ñu ngi ciy liggéey bu am solo ñun jàpp nañ ni. bu ñu jógee ci crise bi état bi mi ngi ciy commencé liggéey nañu jël financement xaalis bu bare bi ñuy jël ñun soxlawuñu ceeb soxlawuñu diwlin soxlawuñu suukar non soxlawuñu yooyu nit ñi ñi ngi lekk ñi ngi naan dañu soxla non bon ñi ngi sant yàlla quoi mais quand même dañu bëgg ku nekk ci li ngay yëngatu ñu dimbaleel ci loolu ni technologie nañ ci def xaalis te bu ñu yem ci xaalis yemale ko Dakar nañ ko dugal ba ci biir région yi man sama yaay daf may envoyé WhatsApp te pourtant xamul dara technologie noonu mu defee bay envoyé WhatsApp nan ko jaarale ci yeneen yaay yeeg yeneen maire yi ñu yombalal jokkalante bi yombalal dimbal yi mais technologie moom foog ñu bàyyi ci xel njàng mi ci kanam e-learning bi dafa nar a gën a bari doole après Covid. mais wàllum xarale yu bees yi aussi état bi fàtte ni mbirum numérique aussi daf ko jàppoon ba 2025. bien sûr waaw loolu tamit jàpp nga ni du am retard jéego yu ñu si def am na solo. exact planification moom dinañ ko defaat. waaw dinañ ko defaat wala nga jàpp ni yow mbir mi dafa nar a weesu 2025. waaw bien sûr parce que planification boo koy def da nga koy def ci période bi ba ci période bi. ay borom xam-xam ñoo koy def. Sénégal numérique 2025. voilà mais nag. dañ ciy boole coronavirus bi mu duggee ak yi mu jaxase. non dinañu toogaat defaat beneen planification te dina gën a am solo même bu ñu ci naroon def 100 millions jàpp naa ni dinañ ci def 500 millions ak lu ko ëpp. parce que jàpp na ni xarala yu bees yooyu mooy avenir u Sénégal mooy avenir u dëkk bi yëpp te dañ ci tardé. encore une fois dañ ci tardé bu baax a baax a baax. mais est-ce que coronavirus bi aussi yeewuñu mu tax vraiment xarala yu bees ñoo xam ni daal dañ ko war a di utiliser saa su nekk. jàpp naa ni yeewaguñu trop
yeewaguñu parce que boo seetloo ak li fi jot a am yëpp. ak li jot a am yëpp yeewaguñu parce que boo seetloo jeunes yi ni ñuy utiliser xarala yu bees yi boo seetloo dañ koy utiliser ci lu amul bopp amul genn. pour wax dëgg. mais du jeune yëpp quand même. la plupart du temps. parce que booy dugg ci net bi gis nga man su ma la joxee ay jeunes tur yoo xamante ni fii am na jeune bu créé ay jeux pour ay xale xam su ma la waxul turam doo ko xam. am na ay jeunes yu créé ay application yoo xamante ni day permettre ay avancement yu grave yoo xamante ni ay jeunes sénégalais ñoo ko def te kenn xamu leen. te pourtant on connaît le dernier clip Wally Seck xam nañ ko donc ça veut dire que nouvelle technologie nañ ko gën a jox dooleel mais bu ñuy wax xarala ci lu jëmale réew kanam la parce que pays yu mag yi instant nii ñi ngi ciy dem bu baax état bi mi ngi ciy def liggéey certes mais dafa néew trop. dafa néew dañu ko xeeb daal xeeb nañ ko loolu. am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. allo oui. bismillah. ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp. alhamdulilah delloo ziar. di rafetlu émission bu baax. jërëjëf baal ñu nga yëkkati kàddu gi kilifa gi. di sant Ahmadou Samb moomu. mu lay dégg. waaw di ko wax ni daal li ma wax noonu daal moo fi nekk nii moom dafa jot ñu sóobu ci si xarala yu yees. waaw ndax àdduna bi yaakaar naa ni moom ko xool Covid bi daal wan nañu lépp daal. waaw wan nañu nii moom loolu daal mooy yoon yi ñoo ngi gis ni léegi. entreprise yi kii en ligne ak yëpp mi ngi dox waaye daal dañ koy war a gën a sóobuwaat daal. yow yaa ngi yëngu si wàllum xarala yu bees yi bu baax. non man étudiant la mais médecine laay kii ko. médecine. waaw mais ci wàllum médecine yaa ngi xool bu baax di def ay gëstu jëm ci application yu yëngu si fànn boobule. waaw ñoo ngi ci kii bu baax même da am ay kii sax day am sax partie boo xam ne daal informatique dañ koy def ak yooyu noonu. bon yow yaa ngi si gis sa bopp. waaw ñoo si gis suñu bopp bu baax waaye daal di wax ne daal allo yow rek nañuy déglu. waaw ñu wax ne daal nii daal état bi daal jàpp jot na daal ñu sóobu ci yoon woowu daal. waaw bu ko defee daal kii économie informelle bi yëpp rek mën a gën a kii daal moderne daal. jërëjëf. waaw ñu ngi leen di sant bu baax. merci beaucoup jërëjëf. ma bëggoon ci yokku leen mooy xarala yu bees yi maîtriser ko aajewul njàng mu sore. parce que fii dañu tàmm ay kii am na licence ak master ak yi. xarala yu bees yi utiliser ko aajewul sax njàng. donc état bi na bàyyi loolu xelam. kii arabe la jàng kii la jàng ñëpp ko mën a utiliser. aajewul njàng mu njàng lan la aajoo sob ak gëstu. gëstu rek. bon jaru sax sob. waaw gëstu rek la su ma nee sob moom koo xamante ne daal maanaam. waaw da ciy bàyyi xel bu baax. nekk da ciy bàyyi xel ak di ci def lu am njëriñ. très bien waaw boo demee fii Colobane ñiy defar téléphone jànguñu. boo demee entreprise gën a mag ci defar ordinateur ñi ko moom jànguñu. te ñoom ñoo koy defar. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi na ngeen def ak coono yi. alhamdulilah. mbaa yéen a ngi am jàmm bu baax a baax. alhamdulilah. macha allah alhamdulilah. sëriñ Babacar Diop la Thiès cité Sambay. bisimilah sëñ Babacar. waaw sëñ bi loolu muy wax lu am solo la te dafa bokk ci li nga xamante ni dafa xew ci jamono maanaam dafa doon loo xam ne jamono moo ko laaj. pour réew avancer pour ñu dem ci kanam pour ñu mën a jot yeneen réew yi il faut ñu jéem a insérer nouvelle technologie ndax jeunes yi fi mu nekk ni comme wax na ko sànq ci biir waxam jeunes yi actuellement bu ñu yoree seen téléphone li ëpp ci li ñuy def mooy dañuy fo ci yeneen yi ñàkk fayda perte de temps la pour man dañu war a gën a ubbi seeni xel gën a góorgóorlu jéem a xool li nga xam ne moom la ñi ñu jiitu réew yi jiitu def ba jiituñu ñoom ñu jéem ko insérer jéem ko defar pour indi ko ci réew parce que nag réew mu avancé jeune moo ko avancé donc mënuñu wékk lépp ci état loo wax ñu ne état déedéet les jeunes ñoo war a jóg taxaw góorgóorlu parce que mag ñi aussi boo xoolee ñoom lu bari tey boo leen yeewaatoon wax leen ko dina leen jaaxal mais nag boo xool ñun luñ ci créé donc jeune Afrique laay wax sax dañu war a taxaw xool ci jeune yeneen réew yi ni ñu def seeni jeune mais lu fa taxaw seeni jeune la mais boo xoolee ñi créé internet bi ñu bari ñu ci liggéey yu am doole ay jeune lañ mais comme jeune boobu semble laa taxaw mais kooku li muy wax noonu bu ñu leen ci dooleelee gëm naa ni dina wees fii
te dina gën a jëmale Sénégal kanam waaw loolu laa amoon lu ma ciy wax di ñaan yàlla mu defar lépp barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alxuraan. jërëjëf. jërë ngeen jëf jërëjëf. voilà donc vraiment li mu wax am na solo. am na solo mooy ça veut dire que nouvelle technologie ku ni utiliser wuñ ko da ngay wax lu amul ñi ngi koy utiliser bu baax a baax la technologie ba ci dëkkaan yu ñu ngi koy utiliser laaj bi mooy nan lañ koy utiliser mais ñu ngi koy utiliser bu baax a baax parce que aajewul njàng bu sore comme je viens de dire. mais tamit dafa am leen loo xam ne aussi foog ñu bàyyi nga xel maanaam xarala yu bees yi ak nu ñu koy utiliser nu mu amee solo foog ñu xam aussi nu ñu koy utiliser. waaw xam gi. dafa laaj ñu xamal la rek. ñu jàngal la te naqadiwul maanaam njàng bi naqadiwul maa ngi lay wax kenn ku nekk am na adresse Gmail. ku amul adresse Gmail am nga adresse Yahoo parce que yooyu moo lay permettre ngay dugg Facebook ak ñoom seen. amul kenn kuy am fii compte Facebook te amuloo adresse mail amul te ñaata nit ñoo am compte Facebook compteel ku la ni amul compte Facebook fii ñëpp am na compte Facebook maintenant les élèves yi ni ñoom mënuñu jàngee ci loolu te nu am compte Facebook te compte Facebook ti mail nga koy ubbee donc am nañu adresse mail ku am adresse mail Google Classroom da ngay dugg sa téléphone dugg kii Play Store gis Google Classroom. alors aussi très rapidement dañ seetlu ni aussi lu jëm ci wàllum yenn application yi naka noonu téléphone aussi. xale yi macha allah am na xale yoo xam ne lu ñu si xam mag yi xamuñu ko mais situation boobu jamono ji la moo ko waral xale yi liñ ci xam mag ñi xamuñu ko. waaw parce que mag ñi ñoo sorel seen bopp jombale seen bopp technologie da ngay gis ku ñëw am téléphone bu cher ni la man de wooteeg wuy rek laa ci def. te pourtant ak sa téléphone du pour woote ak wuyu bi corona bi ñëwee ñiy def télétravail moom la ñu utiliser xale yi aussi loolu danger la le fait que ñu gën ko xam mag ñi danger la parce que boo seetloo ni ñu koy utiliser baaxul donc formation par rapport ak ni ñu koy utiliser am na solo mais aussi formation dans l'utilisation responsable donc il faut une utilisation responsable des nouvelles technologies une utilisation productive parce que su fekkee ni utilisation c'est pas productive rek amul sens c'est pas intéressant. El Hadj Amadou Samb maa lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf Baba jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bu baax. te di wax benn mbir rek di tëjee loolu. très rapidement. voilà mooy les entrepreneurs en général waxuma start-up bi kese en général nan leen bàyyi xel te bu ñu yam kese ci ñi am registre de commerce ak NINEA nanu boole ñëpp. dimbali leen parce que mën nañu ko état. El Hadj Amadou Samb maa lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali yow yaay coordonnateur du réseau des entrepreneurs actifs ñu koy wax REACT mbokk téléspectateurs yi di leen gërëm bu baax di leen sant ba altine incha allah ñeenti waxtu.